benn waxtu moo jot ca Peykuk jot itam fi nga xamante ne moom mooy ca kër Simbara foofee ca Thiès xibaar yi li ci nar a gën a fës. li ci nar a gën a fës bokk na ci bésu tey ji itam la nga xamante ne moo jëm ci wàllu mbas mi gis nañ ne lu toll ci juróom-ñett fukk ak benn nit ñoo ko amee bees ñaari nit ña nga xamante ne dañoo bàyyi ko biti réew fukki nit ak ñett daal di ko am te ñoom ci seen wàllu bopp kenn ci ñoom xamul fan la jëlee loolee dinañ ci ñëw ci yattalu xibaar yi. foofee ca Touba gis nañ ne itam la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu cas communautaire yooyu daal dina yokk ba ci juróom-ñaar niki aljuma bésu tey ji loolee nag doon na la nga xamante ne daal dina tax rek ñu daal di ci am ab njàngat taxte diktal yi nga xamante ne kër docteur santaane na ko foofee dafa mel ni naka nit ñi daal di den ko soofantal ba tax rek dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi na nga xamante ne war nañ ko taxawee lépp lu jëm ci wàllu mbas mi la ak it traitement bi nga xamante ne war na ci am daal di ko xayma loole dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ànd ceeg suñu ganu xibaar lay doon di gouverneur bu Thiès dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar lim bi dafa mel ni daal dina yokk ginnaaw sa nga xamante ne nag daal dinañ yolomal lépp lu jëm ci wàllu xeex gu ñuy xeex mbas mi loolu nag daan na ci am njàngat ak it taxawaay bi nga xamante ne war nañ cee am jàng beeg njàngale bi pour lii di l'école yi daal di dooraat ak it nit ñaa ngi bàyyi ko fu ne di yóbbu ndimbal comité éducatif ngir rek ñu gën a mën a sàmmanteeg lépp lu jëm ci wàllu cet ak xeex gu ñu xeex lii di mbas mi li ni mel biñ ci boole yeneen xeetu xibaar revue de la presse ñu ànd ci wàllu xarar bi ak kii di Aline Badara Sosé. Birama Ndiaye. sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teewlu bi ngeen di teewlu seen rajo Sud FM 98.5 ak mboolem suñu banka suñu lëkkaloo benn waxtu moo teg ci benn simili foofee ca Nger nekk ca Kébémer ñu ñëw yenn ci xibaar yi. dooree ko la nga xamante ne moom mooy bésu tey ji xayma bi ñu def lu jëm ci wàllu mbas mi juróom-ñett fukki nit ak benn ñoo ko amee bees ñaari doon ay doxandeem fukk ak ñett yi doon ña nga xamante ne nag kenn ci ñoom xamul fan la jëlee lii di feebar bi le jëgante Ndakaaru ak Touba ci lim gis nañ ne lu toll ci ñetti junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoom ñoo ko amee junni ak juróom-benn téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ñoom la ñuy faj ci jamono si temb ñeent fukki ak benn ñàkk seen bakkan leeraay ak docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye. ci junni ak ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-benn yi nga xamante ne ñooy test yi nga xam ne def nañ ko ci bésu tey bii juróom-ñett fukk ak benn dellusi nañu donc ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu juróom-benn fukk ak juróom-benn moom la ñuy wax contact mooy yi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeykaay yi moom la ñuy topp te di ko saytu. am nañu ñaari cas importé mooy yi nga xamante ne ci beneen dëkk la ñu jógee ñëw fii si suñu dëkk. am nañu fukk ak ñett yi nga xamante ne moo ñuy wax transmission communautaire mooy cas communautaire. ñu ngi leen di gis nag ci diwaan yi Liberté 6 am na benn Golf Sud am na benn Kër Massar am na benn Maris am na benn Hann am na benn Parcelles Assainies am na benn Malika am na ñaar Ouakam am na benn Yëmbal am na benn ñoom ñëpp nag fii ci Ndakaaru et Touba moom am na ñett juróom fukk ak ñaar ci ñi nga xam ne feebar nañu biñ leen saytoo seen wér-gu-yaram gisatuñu ci seen yaram gisatuñu ci benn doomu jàngoro ñoom la ñuy wax ne wër nañu ñaar fukki cas grave nag ñu ngi tëdd ci bërëbu sawetaas yi ci l'hôpital yi mooy li ñuy wax service de réanimation yeneen malade yi seen yaram mu ngi ànd ak tan ci bésu tey bii bi mbas mi ñëwee Sénégal ba léegi mooy le 2 mars mooy mois de mars bi mu amee ñaari fan ñu ngi leen di wax ne ñu ngi toll ci ñetti junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ñi nga xamante ne seen yaram ànd na ak doomu jàngoro ji ci yooyu ñu ngi toll ci tamit junni ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ci ñi nga xamante ne wër nañu ñeent fukk ak benn làkku nañu mooy génn nañu àddina ci bésu tey bii ci ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lalu hôpital ñu leen di continuer di leen di faj ñu ngi toll ci junni ak juróom-benn téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi dolli di ñaax askan wi ñu topp digteel yi nga xamante ne bu ñu ko defee mbas mi di Covid-19 dina génn ci Sénégal. dina génn ci Sénégal ci kàddu docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye foofee ca Touba juróom-ñaari nit ñoo ko am bees niki bésu tey ji ñooñee nag kenn ci ñoom xamul fa la jëlee feebar boobee tax na itam lu toll ci juróom-benn nit daal di ci ñàkk seen bakkan bi mbas mi dooree Sénégal ba néegi si loolee nag dafa mel ni moo ngi wéy di dox yoonam foofee ca diwaan ba lu jëm ci wàllu digle yi nga xamante ne kër docteur daal dina ko santaane askan wa sàllawutewunteeg moom tuuti sëy
nemmeeku woon nañ fan yee ñu génn ak dalandi ci fi nga xam ni moom mooy Touba jëm ci jàngoroy coronavirus ndax kat nemmeeku wuñu fi woon li nga xam ni moom mooy ay cas communautaire waaye situation bi dafa changé ci ay bés bi ndax li nga xam ni moom mooy cas communautaire yi tàmbaliwaat nañ di feeñ fi nga xam ni mooy Touba ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu wér-gu-yaram di wax ni li waral lu ne mel mooy ñàkk a respecté li nga xam ni moom mooy mesure barrière yi ci Touba sooy xool li nga xam ni moom ngoy nemmeeku rawatina ci bërëb yi nga xam ni dafay dajale ay mbooloo mooy askan bi moom dafa mel ni dañuy fàtte sax ni virus bi mi ngi fi ba léegi bu dee ci marché yi ñi nga xam ni ñoo fa nekk topp ñu benn yoon ak digtal yi nga xam ni waa kër docteur moom la leen di jox ñu ci bëri ci ñoom takkatuñu seen ay masque di wëy di joxante loxo ñeneen ñi sax di wëy di wax naan feebar bi moom amul te moonte de juróom benn nit fii ci Touba ñàkk nañ seen bakkan ci jàngoro jooju nga xam ni mooy coronavirus ñaari centre de traitement yi nga xam ni ñoo fi nekk bés bu set ñu yóbbul leen ay malade ajuma ji juróom ñaari cas positif moom lañu enregistré ci Touba ñeent yi nekk cas contact yeneen ñett yi nekk ay cas communautaire ñaari nit yoo xam ni doon nañ leen faj ci centre Touba Toscana xamal nañu ni ñoom wér nañ ci ajuma ji am na nag kenn nit koo xam ni moom ñàkk na bakkanam ci hôpital Ndamaat muy góor goo xam ni toll na ci juróom benn fukki at ak juróom moom nag ci marché Ocass la nekkoon nekk marchand ambulant waaye ñu xamal ñu ni dafa yeex a dem hôpital te it laataa ñu koy évacuer ginnaaw bi ñu xamee ni résultat yi dafa positif si la ñàkk bakkanam Tuuti Sey Mbàkke Sud FM. Tuuti Sey ca booba jamono foofee ca Thiès gis nañ ne itam yëf yaa ngi gën di yokku loolee donte ne sax kilifa yi daal dinañ taxawal ay dogal ngir rek daal di wàññi dem beeg dikk bi noonu itam ci xeex giñ koy xeex tax nañu daal di ci boole ña nga xamante ne jàpp nañ ne buñ ci àddoo nit ñi dinañ leen dégg ñu teewlu ki nga xamante ne daal dina ci yëkkati ay kàddu di Mouhamadou Moustapha Ndaw nekk gouverneur bu région bu Thiès ñu teewlu ko ak El Hadj Malick Ndiaye. sans compter que nag boo nekkee diggante Dakar ak région Dakar ak région de Diourbel munoo jàpp ne Thiès na nekk si diggante bi te du mën a fam feebar moo tax daal wax foog ñu gën a continuer rek taxaw nañ taxawoon teem pour mën a feex ba feebaru dugg wala du fi law. ñaareel bi tamit mooy que li ministre bi may mooy diggante si biir benn département nit ki mun na circuler nu ko bëggee mais bu fekkee da nga bëgg a génne département pour nga dem si beneen département mënuloo ko. waaw donc loolu foog nga di utaat autorisation mais comme ni ñu ko daan utee rek dugg si plateforme bi pour bëgg autorisation di ko dugg si plateforme bu dee santé ñun yaakaar naa ne xamoon nañ ko ku am rendez-vous médical wala bu fekkee ne koo xam ne nag yóbbu dëj ñëw foofu tam nit ñi xamoon nañ ko si gouverneur nga ko adressé wala préfet directement mais li si bees mooy léegi ku bëgg a circuler si biir région bi jóge département Mbour dem Thiès wala jóge Thiès dem Tivaouane donc loolu moom bu fekkee ne pour mbirum liggéey la mën nga ñëw directement si gouverneur loolu ko bu njëkk loolu amutoon loolu daal mooy li si bees mais yaakaar naa ne li si des mooy comme ni ñu ko daan defee dugg si plateforme bi xam ne ministère de l'Intérieur def na. ndax loolu mën nañu ko jàngate li Thiès am ay cas yu bëri moo tax ñu jël décision bi ni mel. waaw mooy li mu wax sànq cas yu bëri nañ Thiès am na ay cas yu bëri également Thiès tamit nekk na si diggante si ñaari région yoo xam ne bëri nañ ay cas donc bu fekkee mooy pont bi daanaka donc mënoo ne donc da ngay toog seetaan Thiès te doo si def loo xam ne dina teel ak yeneen région. waaw yaa ngi wax léegi ne Thiès dafa bëri ay cas nag ngeen taxawee l'exécutif régional ci wàllu sensibilisation ngir xeex wopp si di Covid 19 bi. waaw parce que boo ko xoolee moom ni nga ko waxee rek si sensibilisation lañ toll surtout. que boo xoolee bëri na mesures yu ñu jëloon tëj nañ marché yi tere nañ transport bi noonu tëj nañ quai de pêche yi. mais il faut que tamit ñu jëlal ko seen bopp daal bu ñu jëlee seen bopp xeex bi yaakaar naa ne si lay gën a yomb. moom mooy gën a yomb ginnaaw bi nga xamante ne nag daal dinañ jëlub dogal bàyyi nit ñi ubbi yenn jaabay ak yenn bërëb yi nga xamante ne nit ñi dañ fay daje dafa mel ni yëf yi dafa gën a yokku ñi nga xamante ne faatu nañ bàyyeeko nañ ci fukk ak benn niki bàyyeeko nañ ci fukk ak juróom-ñeent niki fukk ak benn fan ci weeru mee gi ñu génn jàpp ci weeru mee gi ñu nekk jàpp ñeent fukk ak benn ci jamono si temb ya nga xamante ni ñàkk nañ ci seen bakkan te booba jamono nag ñuy sàkku nit ñi ñu dund ak lii di virus bi Babacar Samb. lu ko dalee fukki fan ak benn ci weeru mai di bés bu ñu daal di jëlee dogal woyofal yenn ci mesures yi ngir xeex mbas mi di Covid 19 lim gi ci ñi amee feebar bile daanaka xaw naa ful ñaari yoon jóge ci junni yu tegal juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn àgg ci ñetti junni yu tegal ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent. mu di junni yu tegal juróomi téeméer ak ñeent fukk ak ñett yu daal di amee feebar bile ci diirub fukki fan ak juróom-ñett. doomu aadama yi nga xamante ni ñoo daal di ñàkk seen bakkan ci mbas mi lim gi moom daal di nay ful bu baax
ndaxte ñeent fukki doomi aadama ak benn ci daal di faatu la ñu daal di yéene ni ki tey jilee mu daal di romb daanaka ñaari yoon fukk ak juróom-ñeent yi nga xamante ni ñoo ci daal di faatu ci bésub fukki fan ak benn ci weerub mai. mu di situation bu doy waar bu ñu daal di dund jamono ji te du lenn lu ñu ko daal di teg lu dul mbas mile di Covid 19 daanaka teggi tànk defu ko aw dooleem di gën di yokk cas communautaire itam lim gi di gën di jéggi dayoo lu ëpp ñetti téeméer ñu daal di koy déclaré fii ci réewum Sénégal lu ëpp ci yooyu la di cas communautaire ñu daal di koy identifié ci diggante diwaanu Ndakaaru ak itam Touba. mbas mile di Covid 19 di gën di firi ay laafam fii ci réewum Sénégal jamono ji nga xamante ni askan wi ñu ngi daal di sàkku ci moom mu daal di def kéemtalay kàttanam ngir mën a dundax mbas mile mu di appel bi nga xamante ni njiitu réew mi daal dina koy lancé moom mi daal di jël dogal tijjiwaat bépp lieu de culte ak itam marché nga xamante ni njoxt nañ ne feebar bi foofu la gën di mën di lawee lii di école itam ñu daal di leen di tijjiwaat ndaxte jàng-meex njàngale mi fas yéene naa dooraat niki talaata gi di ñëw te lu tolloo juróomi téeméeri junni yu tegal juróom fukk ak benn ci ay ndong fas yéene wutali seeni classe ci jamonoy mbas mi di Covid 19. lii di askan wi dañ leen war a dugal bu baax ci xeex gi ñuy xeex lii di mbas moome loolee nag gën a taxawal la nga xamante ne moom mooy cas asymptomatique yi ñu yóbbu leen ci poste de santé yi wala boog ci biir kër yi loolee ki ko xamle di docteur Mohamed Ly xam-xamam màcc ci wàllu wér-gu-yaram nekk médecin infirmier chef jàpp na ne nag loolee faaw nit ñi gën cee taxaw ngir rek daal di wàññi la nga xamante ne moom mooy xat-xatloo bu ñuy xat-xatloo ci biir bërëbu fajukaay yooyee docteur Mohamed Ly ñu teewlu ko ak Aïssatou Gueye Ba. ñu ne nag war nañu changer d'approche léegi ñu gën a impliqué maanaam communauté yi surtout que seetlu nañu ne yenn saa yi mu am réeroo ñu ñëw ne dañ lay defaral centre de traitement nit ñi bañ comme li xewoon Bambey ñu ñëw ñu ne dañuy suul néew ñu ne déedéet kenn du ko fi suulee ndaxte mbas mi la amoon ak ñoo xam ne nee nañu feebar bi amut xam nga yooyu yëpp nag dafa wane ne rek lu des pour ñu gën a expliquer communauté bi lan mooy feebar bi ak implication yi yëpp ñu def ay dépistage yu gën a intelligent ak def ko ci foo xam ne xalaat nañ ne dafa bëri ay cas ñu gën faa def ay dépistage bon léegi nag pour saafara suñu solution communautaire yi nga doon laajte nga xam ne gouvernement si boppam nee na léegi day defar ay plateforme communautaire moom nangu na moom ci boppam ak tamit prise en charge domiciliaire boo xam ne nag du dañ leen ne toogal sa kër rek nga jël garab mais non non dinañ ñëw ñaari yoon ci bés bi di la nemmeeku suba ngoon mun nga jël température mun nañu xool sa saturation en oxygène léegi nag su dee nag da nga commencé am ay signes xam nga asymptomatique soo commencé di sëqat wala nga am problème wala nga jël sa glycémie à jeun nga gis ne mu ngi commencé yéeg ak yooyu wala tension bi normalul su boobaa infirmier bi moo lay jël en charge yabal la ci centre de santé bi après nag li ci war yëpp selon le niveau de gravité mun na yem ci centre de santé bi su dee médecin centre de santé bi gis na ëpp na ko doole mu yabal ko ci hôpital ba foofu nag nga xam ne hôpital cas yu sérieux yi yu grave yi rek ñoo fay nekk dina am place yu des daal pour hôpital bi continuer di fonctionner. lu jëm ci wàllub njàng beeg njàngale bi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari gune ñoom ñoo war a jàngi foofee ca CM bu Grand Yoff loolee nag jël nañ matukaay yëpp gis nañ ne lu toll ci juróom-ñeenti classe lañ leen nar a séddali tax na principal bu CM ba daal di fësal la nga xamante ne moom mooy njàqareem ci lu jëm ci nuñ leen di programmer ak it nees la ñuy def ba daal di jeexal programme boobee. di ñëw foofu ànd ceeg kii di suñu ndaw di Fatoumata Diallo njàngale bi foofee ca CM bu Grand Yoff gis nañ ne bépp matukaay daal di nañ ko jël ngir rek téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar gune ya nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci CM boobee te ñu daal di ko def ay pàcc ci juróom-ñeenti classe dinañ ci ñëwaat laata ñoo jeexal amaana suñu xibaar yi foofee ca Ziguinchor gis nañ ne itam collectivité locale yi jël nañ la nga xamante ne moom mooy seen matukaay loole itam mairie yu nekk ca Jembereng ak Ziguinchor ñoom itam daal di nañ jox ay jumtukaay yu am solo kilifa ya nga xamante ne ñoom ñoo yëngu ci wàllub njàng beeg njàngale bi loolee nag tax na inspecteur d'académie ba daal di dalal seen xel benn Michel Kanfoudi.
Ben Michel Kanfoudi ca Ziguinchor la ñu jëm foofee njàng beeg njàngale ba maire yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ca Jembereng ak ca Ziguinchor ñoom itam daal dinañ sumbub ci xeex bi génne ay jumtukaay yu am solo ngir rek fexe faggu aar gune yi nga xamante ne ñoom ñoo war a jàngi loolee kilifa yafa daal dinañu dalal seen xel Ben Michel Kanfoudi. ngir faxas jafe-jafe yi nga xam ni mën naa am ci 2 juin bu ñuy delluwaat ci l'école yi mairie bu Ziguinchor ak mairie bu Jembereng daal dinañuy jël seeni matuwaay bu baax a baax ngir waajal reprise des cours yi ca Ziguinchor institution municipale bi daal dinay jox IEF bi matériel cet ak protection Abdoulaye Balde moo joxe matériel boobile. loolu moo tax ñu joxe tey juróom fukki junni mas jàppaleel ko école commune bi te loolu jëluñu ci école privée ou école publique ñëpp lañ ci boole mooy waa enseignement privé bi enseignement public bi mais aussi yemuñu ci masque yi jox nañ leen ay savon jox nañ leen ay barigo yoo xam ne dinañ ci mën a raxas seen loxo mais aussi joxaale leen eau de javel boo xam ne moom la ñuy jëfandiku ci barigo yi mais àndale ko aussi ak gel hydroalcoolique donc je pense que matuwaay yëpp boo xam ne waroon nañ ko jël pour que école bi mën a démarrer dans d'excellentes conditions def nañ ko. conseil municipal bu Jembereng yi tamit daal dinay dégager enveloppe bu toll ci juróomi millions ci sunuy koppar ngir waajal reprise des cours yooyu la bu ñu sukkandikoo ci Tombong Gueye maire bu Jembereng. pour que xale yi ak ñëpp ñuy yëngu ci wàllu école ñu daal di leen yóbbu foofu en toute sécurité mesures yooyu la ñu satisfaire tey ñu daal di ko réunir yëpp commune de Jembereng mu jël benn enveloppe boo xamante ni bii 5 millions la hors TVA pour que ñu jënd dispositif lavage main ay thermoflash yi nga xamante ni doy na ñoomi madar ak masque de sorte que population yi ñu mën a am xel bu dal pour que seen doom yi rejoindre les classes. action yi ni mel nag dalal xel bu baax a baax inspecteur d'académie bu Ziguinchor Cheikh Faye. tey instant bi ma lay wax ni lépp yemb na parce que raxas nañoo pulvériser école yi yëpp classes yi war a xamante ñi nga xamante ne xale yi foofu la ñu war a jàngee yëpp defar nañu ko équipement bi ci desoon teew na donc condition kaaraange yi nga xamante ne moom la ñu yittewoo pour xale yi mun a jàng en toute sécurité lépp yemb na. ki doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Ziguinchor Ben Michel Kanfoudi pour Sud FM. Ben Michel ca booba jamono njeexital li nga xamante ne mbas mi daal dina ko am rawatina ci wàllu dem beeg dikk bi foofee ca réew yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ca ñoo bokk ca UEMOA loole jëwriñ yi ñu ko dénk daal dinañ am ak ndaje jaarale ko ci wàllu vidéo conférence daal di buñ ca noppee nag def nañ déclaration ba nga xamante ne ñoom ñëpp ñoo ko bokk mars gis nañu itam faw ñu jël ay matukaay ngir rek fexe li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu dem beeg dikk bi laata mu dooraat ñu gën koo tëral xool ananes la ñuy def ba daal di ci waxtaan bu mën ci amap déggoo mbas mi itam gis nañ ne daal dina wàññi bu baax a baax comme bi nga xamante ne moo ngi doon génn ci wàllu dem beeg dikk bi ci PIB bi téeméer boo jël ñaar yi ak lu teg moom lañ ca daal di nemmeeku ne daal dina wàcc transport bi nag gis nañ ne la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllub dem beeg dikk bi wàcc na bu baax a baax tax rek ay nit fi mu ne nii kenn ci ñoom xëyatul ñu bëri feetooguñu ak it loo nga xamante ne moom moo jëm ci wàllub yokkuteeg njëgu paas bi loolu yëpp daal dinañ ko nemmeeku foofu itam jëwriñ yi daal dinañu def benn dëxëñ ba nga xamante ne ñoom ñoo ko bokk jàpp ne nag faw ñu daal di andi ay coppite ci fànn boobule laata ñu daal di ubbi frontières yi lu jëm ci wàllub dem beeg dikk bi ci jaww ji ci suuf si ak yët ci biir géej gi noonu itam gis nañ ne faw ñu daal di am ab contrôle sanitaire maanaam xool ña nga xamante ne ñoom ñooy way tukkikat yi ñu daal di leen saytu ci seen wàllu wér-gu-yaram laata ñu leen di bàyyi ñuy jéggi frontières yi wala boog ñuy dem ci yeneen diiwaan. ni ñu leen ko waxee woon ci ci sànq laata ñoo egsi fii foofee ca Grand Yoff gis nañ ne lu toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk ay gune ak juróom-ñaar ñoom ñoo fa nar a jàngiwaat foofee ca Grand Yoff gis nañ ne nag matuwaay yëpp daal dinañ ko jël wante nag programmation bi moom mooy doon lu ëlëm CM principal ba Fatoumata Diallo. ci seen Grand Yoff emploi du temps yeeg programme beeg lépp yemb na di ko xamle di Joseph Ndiaye moom moo nekk principal bi mi ngi xamle ni nag buñ ko xaymawee moom élève 3e yi ñu ngi mati téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaar dinañ leen tas nag ci juróom-ñeenti salle waaye nag salle bu nekk dina def ñaar fukki élève ngir mën a respecter distanciation physique bi. bu dee ci mbirum élèves yeeg professeurs yeeg emploi du temps yi ak salle de classe yi pare nañu ni ñu ngi xaar. li nga xam ne moom la ministre bi laaj wax ne moom dina ko def avant le 2 muy lan maanaam gel bi ñuy raxasoo loxo yi lu ñuy def ci loxo yi ak masque yi. mu yokk ci ne njiit yi nag dañoo waroon ñëw andi seen ndimbal waaye nag bu ci manqué benn matériel dinañ bind note daal di koy jébbal ki nga xam ni mooy inspecteur bi. mais li ñuy xaar daal mooy ministre bi wala autorité académique yi indil ñu li nga xam ne moom moo ñu mën a gunge pour ñu tàmbale liggéey bi
nee na benn affaire bu ci manqué rek bu kenn jàngale. loolu moom moo leen wax loolu. waaw moom moo ko wax dégg naa ko démb léegi bu fekkee nag lenn manqué na ñun dañuy dem ca inspecteur ni ko lii manqué léegi inspecteur mu lay tëjal ñu tëj. conoone mi ngi xam ne ni ñaari weer ngir jàngal xale yi du mat ngir programme bi mën a yegg. juin juillet 2 mois la 2 mois mënoo terminer programme. moo taxoon su ma doon autorité yi académique yi dinaa xalaat pour wàññi ay pàcc ci programme bi. ñu ci mel ni. maanaam bu fekkee ne histoire géographie histoire 14 leçons la géographie 14 leçons nga wàññi leen def 7 wala 8 histoire 7 wala 8 géographie mathématique li nga xam ne moo gën a jafe ci mathématique bi génnee. muy sukkandikoo nag ci Joseph Ndiaye xale yi nag seen niveau dafa faible torop. biratuñu œuvre yi nekk ci programme bi ba pare dañuy taxee ne ay lacunes. lu addu ci la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllub loi gi jox xeex lépp lu jëm ci wàllub plastique ak li ni mel loolee division ba nga xamante ne moom moo ca yëngu ci wàllub keew gi ak alam bi foofee ca Sédhiou daal di nañ amap dox nemmeeku foofee ca Bunkiling loolee nag ngir daal di génne bépp mbuus wala plastique ba nga xamante ne daal di nañ ko nemmeeku te muy am loraange ci fànn boobee ba tax rek ñu daal di ci taxaw lu taxawaay gu am solo rawatina ña nga xamante ne moom mooy collectivité yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk foofee ca Sédhiou ñu teewlu kenn fa ñoom di Khadim Diallo moom moo nekk chef division environnement établissement classé ca Sédhiou ñu teewlu ko Moussa Dramé. opération bi nag bu li ko waral boo gisee tey ñu lëkkaloo ànd ak force de défense et sécurité eaux et forêts ak gendarmerie c'est pour xeex sachet plastique yi parce que xam ngeen ni am na benn loi bu bees bu am donc la loi 2020 04 du 8 janvier 2020 portant préservation et réduction de l'incidence sur l'environnement du plastique donc xeex boobu tey la ñu jógoon pour def ko pour aar pour dindi fii ci circuit de distribution yi des sachets plastiques loi bi sax bi muy ñëwee sax yàgg na parce que entrée en vigueur c'était le 20 avril suñu génn bi tey tax nañu teg loxo quantité bu am importance ci plastique notamment ay gobelets ak ay sachets ak yeneen yu quantité bu am solo donc lii lépp pour sensibiliser les gens que ni affaire bi duñ ko yemale fii dañ ko continuer di ko wéyal ci yeneen département yeneen gox yi te di ko suivre ba ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi yëngu ci secteur bi ñi nekk ci circuit bi ñi nekk ci ay distribution wala ay consommateurs ñu xam ni loi bu bees am na te c'est d'application immédiate dañ ko war a appliquer. Carrefour Bounkiling dafa xaw a nekk zone boo xam ne dafa xaw a jege Gambie donc dafa xam ne genre Carrefour la après nag wéyal nag kat ci yeneen gox yi ba nit ñi ñëpp xam loi bi xam yenn disposition la ñuy jël pour appliquer ko foofu daanu jaar ci ñi nga xamante ni ñoom jege nañu population bi pour gën leen xamal loi bu bees bi pour ñu jël disposition yi ci war donc lépp lu nekk ci mbirum sensibilisation moom ci division régionale environnement dina ko defal et daañu suivre application loi à chaque période. ca booba jamono préfet bu Bounkiling nag jàpp na ne lii foog ñu daal di ko wéyal gën koo yaatal daal di ci ànd ak itam ñaax askan wi ngir rek ñu xam loraange yi nga xamante ni ñoo ngi bàyyeekoo ci péril plastique boobee préfet bu Bounkiling di Abdourahmane Ndiaye ñu teewlu ko ak Moussa Dramé. dañu xëyoon tey fii ci département bu Bounkiling di def opération boo xam ne division régionale bu environnement et des établissements classés ànd ak service des eaux et forêts ak gendarmerie ñoo wàccoon tey ci terrain bi fii ci commune bu Bounkiling ak commune bu Medina Wandifa def benn opération boo xam ne c'était pour appliquer loi bi nga xam ne Sénégal daf ko voté pour di tere yenn forme plastique yi ñu ne dafa commencé yàq environnement bi commencé jéggi dayoo donc ñu bëggoon nag profiter ci journée tey bi pour produit yooyu nga xam ne dañ ko tere ñu génnee ko ci marché yi ak ci boutique yi mais profiter waale pour sensibiliser population yi pour ñu xam ban façon plastique la ñu tere pour que ñu mun na di utiliser produit bu uute ak boobu nga xam ne dañ ko tere donc opération boobu la ñu doon def tey suba def nañu ko tey mais du yem fii rek dinañu ko def ci yeneen gox mais fi ñu jaaroon aussi dinañ fa bëgg di jaaraat ba nga xam ne nit ñi dinañu habitué wu ci utiliser yeneen produit yu uuteeg produit yu ñu tere mais aussi ñu am réflexe toujours donc di sàmm suñu environnement et puis fexe plastique bi nga xam ne dañu ko tere ñu bañ ko utiliser puis sensibilisation lay laaj ak liggéey sur le terrain et je pense que loolu dinañu ko def bu soobee yàlla. dinañ ko def bu soobee yàlla foofee la ñuy des dem dandu ba côté Ziguinchor foofee gis nañ ne itam la nga xamante ne moom moo jëm ci kii di Souleymane Badji te mu jamoon paaka kii di doomu nijaay wala doomu bàjjenam bu mujj fa ñàkk bakkanam foofee ca Bukot mujjantal ga nag daal dinañ ko teg loxo police moom moo def loolee Ignace Ndeye
ginnaaw bi ñu ko tegee loxo ci waxtu ñu génn kii di Souleymane Badji mi ñu jàpp ni moom moo faat kii di Adama Badji di cousin am jàll na nag ci aveu yi moom sax tey ci suba yóbbu nañ ko fi nga xamante ni foofu la mbir mi amee mu delluwaat ci mbir mi naka la ak nan la. ginnaaw bi ñu ko jëlee ci cellule commissariat urbain fi nga xamante ni depuis bi ñu ko jàppee ci waxtu ñu génn ci périphérie Ziguinchor daal di ko yóbbu foofu Souleymane Badji delluwaat na ci li nga xamante ni moom mooy ñaawteef bi ni am loolu nag sore loolu yenn ci gët yi nekkoon ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy policiers yi ñu fàttaliku ci 20 mai bi ñu génn Souleymane Badji dafa daal di jam ki nga xamante ni Adama Badji daal di ko jam benn béjjën laata muy faatu li ni mel indi woon tiis ak naqar bu rëy ci njabootu Badji nekk ca quartier bu Côte Saint-Maur fii ci diwaanu Ziguinchor ñenn ci famille bi sax demoon bay tuumal ki nga xamante ni moo def ñaawteef bi ni mel Souleymane Badji jàpp ni day jëfandikoo drogue ba tax ni yenn saay day indi lëmbe ci biir kër gi reconstruction des faits bi mu ngi am ci teewaayu ñi nga xamante ni ñoom ñooy policiers ànd ak commissaire Adramé Dramé teg loxo nag ki ñu njort ni moo faat Adama Badji di cousin am fii ci diwaanu Ziguinchor ñëw na ndar kepp fukki fan bi nga xamante ni Souleymane Badji dafa newoon fes daw kenn gisu ko tey jii mu ngi en garde à vue ci commissariat urbain de Ziguinchor muy xaar nag ñu jébbal ko procureur ci waxtu yi ñuy dëgmal Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. Ignace Ndeye noonu la ñuy dem ca xibaaru biti réew jaarale ko foofee ca Minneapolis nekk ca États-Unis foofee itam ñetteelu guddi bi nga xamante ne nag ñoo ngi fay am métitlu ak yàqate ginnaaw bi nga xamante ne nag daal dinañ fa faat benn américain bu ñuul bu am lu toll ci ñeent fukki at ak juróom-benn loolee nag benn policier tubaab ku yor der bu weex moom moo ko fa daal di faat ba tax nag ña nga xamante ne ñoom ñooy nit ñu ñuul ñi fa nekk nag mënatu ñëw dëkkoog loolee saa su ne ñoo ngi génn nag di ko méttalu ci mujjantel ga nag yàqati nañ fa nga xamante ne moom mooy commissariat bu police bu ki jëf-jëf joojee doon liggéey ak it yeneen bâtiment ak commissariat ya nga xamante ne nekk nañ foofee ca diwaan boobule. ñu ñëw fii ci Afrique Burkina Faso foofee fukki terroriste daal di nañ leen faat loolee nag ñi nga xamante ne dañoo jóg ngir rek daal di xeex lépp lu jëm ci wàllub terrorisme yi foofee ca Burkina Faso ñoom ñoo ko daal di def gis nañ ne nag saa su ne ay fan a ngi nii lii di way defkatu ñaawtee fi ñoo ngi gën a wéyal seen yoon rawatina ci Burkina Faso ba tax rek lii di armée ba moo ngi jàmmarloog ñoom saa su ne. Sud FM ganu bés bi. ganu bés bi di gouverneur bu région bu Thiès di Mouhamadou Moustapha Ndaw c'est que nag laaj ak tontu ñu ànd ceeg El Hadj Malick Ndiaye. ñu ngi ak gouverneur bu Thiès Mouhamadou Moustapha Ndaw ñu ngi lay nuyu. waaw jërëjëf maa ngi lay fay. waaw dañuy ñëw ak yow waxtaan ak yow lu jëm ci arrêté bi nga xam ne ministre bi génne na ko démb tere dem bi dikk bi ci région bu mel ni Thiès waaye rawatina ci département Thiès yi naka nga jàngatee loolu ak naka nga koy mettre en œuvre. waaw ñu ngi koy jàppee rek maladie bi mi ngi fi feebar bi mi ngi fi donc waruñu bàyyi ne ko peut-être que fii la gën a jàpp également boo ko booleeg xooleeg si yeneen régions yi bon si dara duñu si jaaxal nag parce que am nañu ay cas ba tey am na ay contacts yu ñu topp ba tey donc mënuñu wax ne feebar bi jóge na fi sans compter que nag boo nekkee diggante Dakar ak région de Dakar ak région de Diourbel mënoo jàpp ne Thiès na nekk si diggante bi te du mën a fa am feebar bi moo tax daal wax foog ñu gën a continuer rek taxaw nañu taxawoon teem pour mën a feex ba feebar bi dugg wala du fi law ñaareel bi tamit mooy que li ministre maye mooy diggante si biir benn département nit ki mën na circuler nu ko bëggee mais bu fekkee da nga bëgg a génn département bu ko dem si beneen département mënuloo ko waaw donc loolu foog nga di utaat autorisation mais comme ni ñu ko daan utee rek dugg si plateforme bi ku bëgg autorisation di ko dugg si plateforme bu dee santé ñu yaakaar naa ne xamoon nañ ko fu am rendez-vous médical wala bu fekkee ne koo xam ne nag yóbbu dëj ñëw foofu tam nit ñi xamoon nañ ko si gouverneur nga ko adressé wala préfet directement mais li si bees mooy léegi ku bëgg a circuler si biir région bi jóge département Mbour dem Thiès wala jóge Thiès dem Tivaouane donc loolu moom bu fekkee ne pour mbirum liggéey la mën nga ñëw directement si gouverneur loolu ko bu njëkk loolu amutoon loolu daal mooy li si bees mais yaakaar naa ne li si des mooy comme ni ñu ko daan defee dugg si plateforme bi xam ne ministère de l'Intérieur def na ndax loolu mën nañu ko jàngate li Thiès am ay cas yu bëri moo tax ñu jël décision bi ni mel. waaw mooy li mu wax sax cas yu bëri nañ Thiès am nay cas yu bëri également Thiès tamit nekk na si diggante si ñaari région yoo xam ne bëri nañ ay cas donc bu fekkee mooy pont bi daanaka donc mënoo ne donc da ngay toog seetaan Thiès doo si def dara loo xam ne dina teel ak yeneen région waaw yaa ngi wax léegi ne Thiès dafa bëri ay cas nag ngeen taxawee l'exécutif régional ci wàllu sensibilisation ngir xeex wopp si di Covid 19 bi. waaw parce que boo ko xoolee moom bon ni nga ko waxee rek si sensibilisation lañ toll surtout
parce que boo xoolee bëri na mesures yu ñu jëloon tëj nañ marché yi tere nañ transport bi noonu tëj nañ quai de pêche yi mais il faut que tamit ñu jëlal ko seen bopp daal bu ñu jëlalee seen bopp xeex bi yaakaar naa ne si lay gën a yomb moo tax wax naa préfet yi nañ def développer stratégie boobu barki démb préfet Thiès def na réunion boo xam ne moom ak maire yëpp ñu ngi si woon moom ak conseil départemental ñu ngi si woon ak si mais également surtout population yi muy ASC yi di bàjjenu gox yi di ñeneen mu imam yi ak chef de quartier yi ñëpp owoon na leen si réunion boobu pour ñu mën a waxtaan li ñu bëgg mooy après si quartier bu nekk ñu fekk fa comité de def benn comité de veille boo xam ne wax dëgg dina xeex ak feebar bi képp koo xam ne leader d'opinion nga mën na si boole pour que nga mën a ànd ak ñoom si xeex foog daal nit ñi jàpp ne feebar bi mi ngi si dëkk bi et que ñoom ñoo ko mën a xeex. lu jëm ci centre de traitement yi nag naka la liggéey bi demee foofu. waaw am nañ fi 3 centre de traitement benn bi mooy hôpital bi mooy pour ñi xam ne maladie yi gën a garaaw la ñaar yoo xam ne booy li xam ne dañ naan malade asymptomatique yi maanaam ñi xam ne am nañ jàngoro ji wante feeñul donc ñooñu ñu ngi leen yóbbu centre Keraw xam ne armée moo ko moom fële si biir département de Mbour ñeneen ñi ñu ngi fii si base militaire Thiès yoo xam ne tamit ñu ngi koy faj je pense que si ñetti centre yi wax dëgg yàlla gisuñ si ay jafe-jafe pour l'instant. ñëw ak yow ci wàllu ouverture classe yi reprise des cours le 2 lay doon ndax Thiès dina pare pour reprendre cours yi le 2. waaw am nañu yaakaar ne dinañ pare parce que fi mu ne nii déjà je pense que avancé nañ bu baax a baax donc te desewaat nañu peut-être week-end bi pour ñu mën a long week-end bi sax mën naa pour ñu mën a yeggale yaakaar nañu pare li mu am mooy dañuy war a nettoyer classe yi li am mooy dañuy war a désinfecter classe yi li si am mooy indi fa ndox pour que xasañ koy soxla mais li am également mooy am na yenn appareils yu ñu fa war a def wala ay jumtukaay yu ñu fa war a def lu mel ne thermoflash yi donc le ministère jox nañ si lu bëri ay masques jox nañ si également gel hydroalcoolique yi am nañ si tamit mais collectivité territoriale yi tamit jox nee nañ dinañ joxe seen participation et commencé nañ sax joxe seen participation si wàllu woowu donc yaakaar nañ ne daal le 2 dinañ mën a ubbi normalement. waaw lu jëm nag ci yóbbu jàngalkat yi seen bërëb yi jàngale fan ngeen ci toll. waaw loolu te mën naa wax ne daanaka jeex na ñu waroon jóge Dakar ñëw Thiès ñëw nañ depuis mardi sama juuma mais également démb donc ñu xam ne war nañ jóge Thiès dem région de Diourbel en particulier dem nañu donc démb am nañ fi 19 départs yoo xam ne ci lañ jógee dem région de Diourbel waaw donc mën naa wax ne côté boobu ñu am na sax ñu jógee également Ndar ñëw fii Thiès donc pour mën a jàngale si donc transport bi moom mi ngi am normalement ak Dakar Dem Dikk. Mamadou Moustapha Ndaw ñu ngi lay sant la gërëm bu baax a baax di fàttali yaay gouverneur région wu Thiès. waaw jërëjëf. dal leen a jàmm ki seen xibaaru mbatit tey alxames jile amaloon nañu cérémonie passation de service diggante ki nga xam ne mooy Balla Ndiaye nekkoon fi directeur centre culturel Blaise Senghor ak ki nga xam ne moo koy uutu niki tey moo di Alioune Keba Badiane cérémonie bi la nag mi ngi amoon ci teewaayu ñetti directeur yi fa nekkoon jot fa jaar di Demba Ndiaye Baba Ndiaye ak Awa Cheikh Diouf fàttali ne Demba Ndiaye mile moom day jugee Ndakaaru daal dem fële ca Louga fu ñu ko affecté ki nga xam ne nag moo di Alioune Keba Badiane moom Sédhiou la jugee ñëw fii ci Ndakaaru. saa yu soxla dabee sa réew. ci li ngay def lu gën a néew. mooy taxawu ko war ci teew. sànjaafu mbir mi doo ci beew. dafa wër àdduna rawatile asena defu ne lay teewu lal na bépp réew bàyyi fa ay néew su li njiit di farlu. Birame Ndek Ndiaye di bindkat di fentkat moo bind ay baat ci ñaari way yoo xam ne yu am solo la te ñi ko way te ay waykat yu ràññeeku nekk fi ci réew Sénégal way yooyu le benn bi ñu ngi ko dippee boole doole beneen bi doon feebar bi lu ni mel lim ci jublu moo di boole xalaatam ak xam-xamam ci yee bi ñu yee askan wi ngeen ñu moytu feebar bi la di coronavirus niki noonu gën leen ñaax jamono ji nga xam ne lenn ci askan wi ñu ngay gën di bàyyeeku ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu moytu feebar bi le moom sax Birame Ndek Ndiaye la ngi dalal ci xibaar yi ci waxtaan bu yaatu bu ngi séq ak moom Birame Ndek Ndiaye ginnaaw bu mu leen nuyee maa ngi lay laaj noonu lañ def ba taxawal bi la xeetu projet jëm ci wàllu dagale woykat yi le ba ngi def ñaari morceau yi le ñu ma ko wax ñëpp ñu ci bokk fukk lañ ak juróom-ñaar ñu nga xam ne dañ ci wëy ak ñaaru peintre yi defar ay tableau ak ñaari comédien loolu lu am solo Lamine Ndiaye Pape Faye Kalidou Kassé Vieux Diba bi ma leen gisee waxtaan ak ñoom après yàlla def ñu am fii biir studio muy maanaam Zeynoul Sow ci studio bi mu tuddee Abi Faye
ñu daje fa ñi ci des dem par benn c'est vrai ay du lu yomb waaye bi ñu ciy ñëw xam nañ ne suñu réew jaral nañu ko bu ñu gisee médecins yi di dem di courir ay risques bu ñu gisee alkaati yi gendarme yi sapeur pompier service d'hygiène ñooñu ñëpp di ci ak soldats yi di ci jóg ñun tamit war nañoo mën a jóg ndax suñu réew moo ko laaj loolu moo tax démarche bi noonu lañ ko defalee ñi ma ko wax yëpp ñu ne ma vraiment bëgg nañ ko bi ñu ko defee am na ñaari mbër aussi Tyson Mohamed Ndao ak Moustapha Gueye dañ ko waxee rek ñu ñëw dugg ci bokk ci aussi jàpp ci parce que ñoom it dañuy ñëw pour daan corona bi ni ñu doon daanee ay mbër la ñoo bëgg di daanee corona bi même football boo ko xoolee wane nañ ne ñëpp bu ñu dajaloo rek loolu moo ñuy indil doole bi ñu soxla Sénégal boobu la ñu soxla waaye yàlla nañu yàlla dimbale lii yëpp ñu joxante loxo ñun ñëpp ba mun a génn ci mbir mi. ci wàllu mbind mi moom gis nañ ne xóot na loolu ñu bëggoon xam yan xeetu message yan jàngale ak yan digle la ci askan wi war a mën a jëlee. jërëjëf bu ngeen jugé ne texte bi bind mi baax na. ñun dañuy bind rek mënuñoo juger suñu bopp xamuñ ndax loolu dañ ci amoon yaakaar rek mais li ñu doon def mooy xool bépp fànn wane ne yëf yi ñëw na dugg ci dëkk bi am fi lu mu fi xaw a créer xaw a jaaxal nit ñi waaye bi loolu weesoo peuple bi ak suñu njiit yi dal di jóg ne xaaral ñu xam ni ñuy booloo ñoo bokk communauté de destin pour mun ci génn ji muy ji président de la république bi muy leader de l'opposition yi muy chef religieux yi suñu njiitu diine yi njiitu aada yi tamit ak waa société civile bi ñëpp jóg nañu ci loolu moo nekkoon tamit lu nga xam ne ñun dañ ko doon bëggoon a wax foofu di beral loxo personnel de santé bi ak force de sécurité de défense yi nga xam ne ñu ngi au péril de leur vie ñu ngi nekk pour seen peuple kooku kenn mënu leen a fay war nañ leen a gis nañ wane tamit ne booloo la ñu war a def ngir xeex feebar bi premier titre bi mooy booloo deuxième titre bi di feebar bi loolu la ñu def wane ko ci fànn yu bëri teg titre bu nekk boo xoolee couplet bu nekk rek am na lu mu signifié ni feebar bi duggee la ñu décrire ni nit ñi di réagir pour defar ko nit ñi nga xam ne dañoo war a wax niñ ko ci waxee nit ñi def ba ne wane ne tamit bu déclaré ci benn réew mun na dem ci beneen loolu mooy santé mondiale santé globale adduna bi bu demee fenn ñëpp a war a dem xeex ko foofu ba du fa law parce que buy génn rek day dugg fu nekk ndax avion yi ku nekk fa ngay escale ak fa ngay génn ak la ngay dajee mun na dem ci continent bu nekk loolu nag mooy message bi ñu bëgg a dante daal mais l'union boole tamit jox gëstu place am bu ñu waxee ministère de l'enseignement supérieur waaye am na de la recherche et de l'innovation Sénégal yi yëpp même ñi nga xam ne am nañ alal ba nga xam ne vraiment macha allah xaw na law nañuy jël aussi ay temps en temps di financer ay recherche ñun Afrique paludisme bi fa la ñu doon gën a rey mais boo xoolee tubaab yi ñooy découvrir lu bëri ñun it am nañu ay gars yu am solo mais loolu yaakaar naa ne buñ jógee ci fii dinañ leen gën a may doole parce que am nañ ñu xarañ ñu bëri ñu fi nekk lii dina tax Sénégal gën a soudé ni Sénégal gii ñu bëgg ñëpp jàpp joxante loxo pour génnee musiba bi loolu lañ bëggoon Sénégal di ko ci continuer te am nañ ci yaakaar bu baax a baax ñëpp ku ci nekk joué nga sa partition message bi nag mooy ñu gën a dëgëral loolu di ko continuer ci fànn bu nekk fexe ba nga xam ne li nekk ci bopp yi li nekk ci pas-pas yi li nekk ci mën-mën yi bu dee benn la buñ ko defee mbooloo ci lay ëpp doole ci la ñu ciy gën a mun a gaaw a génne continuer nag ci cet gi continuer ci moytu gi tamit. Birame Ndek Ndiaye maa ngi lay sant di la gërëm fii léegi ñun ndarkeppee seen xibaaru mbatit jërë ngeen jëf ci déglu bi. tëj nañu buntu yi limu askan wi taxaw te mu aar suñu réew feebar bi leen xalaa ma dir balaa doo fi jaar sëglet ci ba doo fi jaar balaa doo fi jaar. Sénégal bii ma sopp gis naa ko tey suñu bokkul xarit ñoo bokk noonu musiba bii la balaa bii la. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 millimètres lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable
portable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moom mujjee génn ci àdduna bi. Amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bii bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. su ngeen bëggee liggéey bu set bu mucc ayib ànd ak qualité ci wàllu production ak distribution établissement Mbaye et frères moo ci mën. Établissement Mbaye et frères amul morom ci confection double vitrage buñ la xësee defal double vitrage sa bureau wala sa dëkkuwaay dootoo dégg te coow lu bawoo ci biti naaj dootu la sonal te nag si ngay gën a mën a yaxanal courant. Établissement Mbaye et frères soo fa demee jumtukaay yi xew ci jamono waa Europe ak waa États-Unis di ko wër ñoom nga fay fekk ñooy finir sa verre ba mu rafet boole toog polissage prestige bu amul fenn ci adduna bi ak biseautage 45 degrés jumtukaay yooyu nag ñooy dagg verre bi nga bëgg ci gabari bu la neex. Établissement Mbaye frère ñàkk ko xam wóorul ay nit ñu xarañ te man seen liggéey ñoo fay xëy bés bu nekk fas yéene jaamu seen soxla bëggal leen ba ngeen kontaan ak établissement Mbaye frère soxlaa wutul génn réew mi di wuti matériel lépp nga fa. Établissement Mbaye frère HLM 1 rue 13 avenue Cheikh Amadou Bamba Dakar téléphone 33 864 75 15. CSIP ak établissement Mbaye et frères ñoo leen di may seen revue de presse. Habsa Elimane Wa. asalaamaaleykum dal leen ak jàmm. coow yi nga xam ne moom la ñuy nemmeeku jëmale ci wàllu état d'urgence ak couvre-feu bi nag moo soxal waa Sud Quotidien ñu bind ci seen xët bu njëkk nii ku nekk ngi samp ay laaj jëmale ci loolu le jëmale ci président de la république suñu naataangoo yi di ñu fàttali ni ginnaaw gi nga xam ne dañoo oyofal yenn ci ay mesures yu ñu jëloon ngir xeex mbas mi si suñu réew teg ci it ubbiwaat bërëbu jaamu yàlla yi ak marché yi te loolu yépp di sàkkuteefu ñenn ci ay nitu diine ak ay opérateur économique président de la république fi mu toll nii daal beneen jéego mi ngi koy xaar bu ñu sukkandikoo ci ëttu yéenikaay bu groupe Sud Communication combat bu yees bi nga xam ne moom la njiitu réew mi nekkee nag te ñenn ñi nga xam ne ñoo bokk ci société civile wala bokk ci wàllu dem beeg dikk bi yëkkati boobule coow mooy ñu yëkkati ci ni mu gën a gaawee daal état d'urgence bi rawatina couvre-feu bi nga xam ne moom la njiitu réew mi dogaloon ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars bi ñu génn suñu naataangoo yi fare ci avenue Bourguiba dine mbaadu président Macky Sall dafa nar a deltuwaat gannaaw ci mesures yi nga xam ne moom la fi jëloon tribune di feelu waa Sud Quotidien di xamle ne bu ñu moyul daal couvre-feu bi dañu koy wëyal ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars ba tey askan wi nga xam ne dañoo amee doomu jàngoro bi mi ngi wéy di law rawatina lii ñu duppee transmission communautaire ak lii lépp nag bu ñu moyul daal couvre-feu bi pare guñu ak moom wante nag ci yenn anam la ñu ko nar a amal ci loolu nag suñu naataango yi jox kàddu ki nga xam ne avocat la di maître Amadou Ali Kane nee na moom daal li ko wër ba wër mooy Macky Sall mën na bañ a jaar ci assemblée nationale ngir yokk couvre-feu bi maître Abdoulaye Tine nekk ci barreau bu Paris moom gisee neneen bu ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin weesoo nag faw assemblée bi dajewaat ci seen biir ngir xam ndax dañuy wëyal wala dakkal benn yoon yooyu les mesures ak lu mën a am dem beeg dikk bi nga xam ne dafa loof lool ndax mbas mi ci benn fan ci weeru juin bu ñu jëm ci grève générale la ñu jëm bu ñu sukkandikoo ci góor a xuma bi jiite syndicat bi te mu dénk ko waa l'évidence critique ci beneen wàll ba di ñu xamal ne tëj bi ñu tëjoon suñu frontière jëm ci wàllu jaww ji nag dañu koy wëyandil ba fanweeri fan ci weeru juin bi ñu jëm loolu yépp ngir fexe daal ba mbas mi bañ a law ci sunu réew bi nga xam ne démb ñeneen ñaari doomi aadama ñoo ñàkk seen bakkan ndax Covid-19 l'enquête di ñu xamal ne ñaari góor lañu kenn ki tolloon ci juróom-ñaar fukki at ak juróom ka ca des juróom benn fukki at ak juróom kenn ki wuyu ji suñu borom ci centre Cuomo bu hôpital bu Fann ci Ndakaaru ka ca des moom ci hôpital Ndaamatu ci Touba lii nag yóbbee na ñuy wax ci rob yi nga xam ne fi mu toll nii daal ay coow la ñu ciy nemmeeku loolu yóbbee waa réew mi quotidien ni dañuy bedd nit ñi ba si biir xabru yi njàngat ni mel it la waa l'enquête def
rawatina manifester yi ñu nemmeeku ci yenn quartier yu ndakaaru yi loolu yëpp ngir bañ daal ñu rob ñi nga xam ne mbas mi moo faat seen bakkan. docteur Ousmane Gueye nekk ci service national éducation pour la santé di dalal xel yi néew yi sapeur pompier yi lépp li nga xam ne war na ci def nañu ko ci muy dalal xel yi ne yooyu leen néew mën nañ leen rob ci sëkk yi li ko jaaxal mooy naka lañu mënee sàkku ci nguur gi ñu delloo si néew yi di ko bañal nag ñi nga xam ne fii la ñu faatoo ci réew mi ginnaaw gi ñu toje yenn ci ambulance nag ngir bañ rek ñu rob kenn koo xam ne dafa amee woon doomu jàngoro bi fële ca jàmm gën wàllaas di ñu xamal ni police teg na loxo ñeent ñoo xam ne daal dafa leen wóor ne bokk nañu ci ñu sooke loolu le taxawaay boobu nag gouverneur bu Dakaaru di Alxasan Sall ñaawlu ko bu baax a baax du jikko sénégalais te jullit it warul taxawee noonu li xew ci Ndakaaru njaay daal waa Grand Place nee na doy na waar te jéggi dayoo moom mi nga xam ne dafa jox kàddu ki nga xam ne mooy général de brigade Mor Seck commandant brigade sapeur pompier nee na néew yépp daal liggéey ga ca war dañ ko cay amal lii daal dafa war a dakk bu ñu sukkandikoo ci waa 24 heures jox kàddu docteur Aloïse Waly Diouf nekk ci ministère de la santé nee na mbir mi daal kenn xamul lan la Vox Populi di dellu si njàkkare bi nga xam ne moom la yenn ci askan wi nekkee li ko waral mooy dund gi nga xam ne moom lañ leen jagleel ba tey jile teguñ ci gët jàpp Dakar ba Rufisque jaar Thiès Kaolack ak Linguère nag ceeb bi nga xam ne moom la leen président Macky Sall digoon daal gisaguñu ko ba tey ñu des ak président Macky Sall ak waa Le Soleil bi ñuy xamal ne ngir gën a taxawaatal koom-koomu liwu Afrique yi ginnaaw mbas mi nga xam ne moo leen sonnal lool président Macky Sall mi ngi woote wàllu ci waa G20 ki fi doon président te wàllu l'Afrique ñor ko lool di Maître Wade nag moom la ñuy màggal muy juróom-ñeent fukk ak ñeenteelu anniversaire am tax ëttu yéenikaay bii di Direct News jagleel ko xëtam yépp moom mi nga xam ne ku ràññeeku la ci l'Afrique li ko dalee Caire ba Cap ci Afrique du Sud ni ko Iba Der Thiam doon waxee saa su ne Les Échos waxtaane plainte bi nga xam ne syndicat bi ëmb cadre yi faree ci Senelec ñoo ko yóbbu ci corps de contrôle yi tax ba OFNAC ak ARMP fi mu toll nii ñu ngi saytu bu baax a baax contrat wu Mactar Cissé lu doy waar la ci koo xam ne ministre la bu ñu sukkandikoo ci suñu naataangoo bile Libération moom di dellu si ci coow kone yooyu nga xam ne ñu ngi doon def naka sudul noonu ba police teg leen loxo ñeenti mag daal ñoo ne woon ci seen gannaaw fukki doomi aadama ak ñaar teg nañ leen loxo ci mbir moomulee te juróom benn yenn ak ñoom mën nañu ne juddooguñu sax ndax ay at yu néew sax di ñu waxtaanee coppite yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci calendrier ci àdduna wërngal këpp te li ko waral di mbas mi ndax Coupe d'Afrique des Nations mën nañu ko amal ci atum 2020 Roger Milla moom dina teel na lool ngir tontu ci boobule laaj Franck Simon moom nee na xelam dal na ci bu baax a baax ñu jeexale koog waa sunu lomb ginnaaw ni Zos ak Balla Diouf demee retraite Boy Sey dem fële ci Espagne Bathie Seras dakkal bépp l'activité am jëmale ci wàllu lomb fi mu toll nii daal arène bi ñàkk na ñi nga xam ne ñoo ko doon yëngal mu ñuy fàttali jaloore yi di Zos bi nga xam ne xumbal rek la fi nekkee woon Balla Diouf moom ñëpp xam nañ ne fit kese la Boy Sey jafe daan lool Bathie Seras moom kenn du moom lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ñu yendoog jàmm. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 millimètres lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moom mujjee génn ci àdduna bi amit capacité de production bu doy. loo ci soxla rek ñu defal la ko. ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bii bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn visitez notre site web www.csip.sn. su ngeen bëggee liggéey bu set bu mucc ayib ànd ak qualité ci wàllu production ak distribution établissement Mbaye et frères moo ci mën établissement Mbaye et frères amul morom ci confection double vitrage buñ la xësee defal double vitrage sa bureau wala sa dëkkuwaay dootoo dégg te coow lu bawoo ci biti naaj dootu la sonal te nag si ngay gën a mën a yaxanal courant établissement Mbaye et frères soo fa demee jumtukaay yi xew ci jamono
waa Europe ak waa États-Unis di ko wër ñoom nga fay fekk ñooy finir sa verre ba mu rafet boole toog polissage prestige bu amul fenn ci adduna bi ak biseautage 45 degrés jumtukaay yooyu nag ñooy dagg verre bi nga bëgg ci gabari bu la neex. établissement Mbaye frère ñàkk ko xam wóorul ay nit ñu xarañ te man seen liggéey ñoo fay xëy bés bu nekk fas yéene jaamu seen soxla bëggal leen ba ngeen kontaan ak établissement Mbaye frère soxlaa wutul génn réew mi di wuti matériel lépp nga fa. établissement Mbaye frère HLM 1 rue 13 avenue Cheikh Amadou Bamba Dakar téléphone 33 864 75 15. CSIP ak établissement Mbaye et frères ñoo leen doon may seen revue de presse. mbokk yi sant nañ leen gërëm leen ci teelu bi nga doon teewlu seen xibaar Sud FM 98.5 ginnaaw bu juróom fukki simili tegoo ci benn waxtu lu ci gënoon a fës bokk na ci limu bésu tey ji ci mbas bi ñoo ngi toll ci juróom-ñett fukk ak benn ya nga xamante ne am nañ ko bees ñaar di ay doxandeem fukki ak ñetti ñoom ci ñëpp kenn ci xamul fan la jëlee li lee di mbas mi dellu si nañ itam foofee ca Touba la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu cas communautaire yooyu juróom-ñaar daal di ko am ni ko bésu tey ji juróom benn ñàkk seen bakkan ci ndorteelu mbas mi ba ndege si lu jëm ci wàllu pour digle kër docteur yi nag dafa mel ni askan waa ngi koy commencé woon ginnaaw loolee itam ñëw nañ bu baax a baax ci jàngat bi nga xamante ne gouverneur bu Thiès daal dina ko am ci xeex gi ñu war a xeex ak it boole ñi nga xamante ne moom mooy askan wi loolee ci njàng beeg njàngale bi foofee ca Grand Yoff ak it xeetu yeneen xeetu xibaar jeexalee ko li nga xamante ne moom mooy revue de la presse laata loolu amoon nañ ci journal de la culture sant leen gërëm bu baax Aline Badara soo sama féete woon ci xarala gi. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. 98.5 sur Internet. www.sudfmsenradio.com. C'est la différence. Dans le cadre des travaux